asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokk yi ñu ngi ziari ñëpp. live bi nag dama koy teel a tàmbali rek parce que damay bañ mu guddee di ko tàmbali rek en attendant gars yi ñëw ñu am leen luñ fi leeral rek loo xam ni dafa jëm si jàngat actualité bi rek. man sax live bàyyi woon naa ko yàgg na gëj naa live mais day tollu jamono joo xam ni moom faw ngay tënk rek leeral actualité bi tuuti rek ndax fi mu ne moom penc mi dafa mel ni sëñ Ousseynou ñu ngi ziar bu baax. penc mi dafa mel ni xumb na. sëñ Talla Mbay ñi bismillah. kon gaay yi ayca leen ñu tënk live bi rek, xam naa du yàgg nag. ñu ngi ziar mbokk yi fi teew yëpp di leen nuyu, di leen ziar wu wër live moom bàyyi woon naa ko yàgg na mais naa tënk actualité bi rek. ñu ngi ziar mbokk yëpp te di leen nuyu. ayca gaay yi bismillah dugg si leen ñu xaar ndiku tuuti rek gaay yi dikk ci live bi. ñu ngi ziar mbokk yi ñëpp di leen nuyu di xam ni na xam naa ni live bu gàtt rek lañ koy def ndax tënk. ñu ngi ziar soxna Ndey Borso, ñu ngi ziar mbokk yëpp. sëñ Ousseynou bismillah, ñu ngi ziar sëñ Moustapha. waa léegi sama sëriñ ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ñu nekk ci live bi di ko tàmbali rek maanaam balaa noo tàmbali nu sant yàlla ndax tawféex suñ borom daf ñoo tawféexal ñu lool ñu war koo sant ndax ñaari at ci kanam amoon nañ tiis ak njàqare lool ci tawat ji fi amoon, waaye suñu borom ci ndimbalam ak yërmandeem mi ngi ñuy defal tawféex ndax mi ngi fiy jóge waaye loolu nag ak cant la. ab jaam moom buñ ko defalee mbir day sant yàlla ndax suñu borom bu ko sooboon it mu bañ ko fee jëlee, waaye mi ngi ciy defal tawféex diñ ci defal sutura. kon loolu dañuy sant bu baax a baax. doollee sant it ci gàmmu gi ñu nekk ci weeru yi nga xamante ne mooy weeru yonant bi sallallahu alayhi wa sallam, yaakaari jaam ñi nga xam ne bu yomal xiyaamee ci yërmandem la ñëpp di yëkku rek, ci ram moom la ñëpp di ramoo rek moom yonant bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu nekk ci weer wi léegi nag li ñu war a leeral rek mooy coow li nga xamante ne dafay jóg ci suñu mooy waxaabi yoon yi. boobu point rek laay tënk ak benn mise au point bu ndaw rek boo xam ne day gàtt. ndax coowul waxaabi yoon yi maanaam nit ñi dafa am lu ñuy fàtte ci coow li. ndax coow li ñuy fàtte mooy dañoo jàpp ni rek maanaam bu nit ñi teyluwul waxaabi yoon yi dañuy jàpp ni nit ñi dañ leen xatal ci réew mi, te fekk kenn xatalu leen ci réew mi. loolu dafa mat a bàyyi xel ndax ñoom boo jëlee ñi leen jiite Sénégal, maanaam tey rek maa ngi déglu sëñ Moustapha Jaxate muy wax ni sëñ Ibrahima Khalil Lo bi muy taxawal daaraam jooju nee na moom ak sëñ Modou Lo Ngabou fekk woon na bi muy ñëw ci sëñ Saliou di fa ñaan si ndigal pour di fa sàkkuwaale ñaan. moom Moustapha Jaxate moo ko nettali ngir mën a taxawal daaraam jooju. xam nga daara jooju nga taxawal ko maanaam bawol oriental boobu ñu gis noonu, dëkk bu fa nekk rek moom li ci ëpp ab murit a ko sanc. te sëñ Blaat leeraloon na ko, nee na murit yi buñ daan sanc dëkk nee na dañuy ñëw ci sëñ bi ñaan ndigal ci moom. nee na ñii da leen jox suuf ne leen foo leen bëgg dëkk ba àgg fa rek ñu def ko fa. ñi seen xel demul ci loolu dañoo jël suuf si ne bu ñuy dee ñu dencaale leen ko. kon bawol oriental googu noonu lépp li fa nekk lépp ay këri murit la, ay sanci murit la. dolli ci it
maanaam Touba googu depuis 2001 dafa nekk titre foncier bu 30 000 hectares kon village yu bari yu nekkoon ci domaine national bi dugg na ci biir Touba kon mboolem ku fa nekk ci yor pas-pasu wahabi yoon foofu di ku nekk ci dëkk bi Touba am na ci ñoo xam ne wax nañ ni sax bu ñuy julli àjjuma dañuy tëj seen place dem jullee ji Mbàkke ne lànk duñ jullee Touba ndax jàppee waa Touba jàppee ñu ñun ñëpp rek ay jaamukatu xabru ay mushrikoon jàppee ñu ahlu biddaa Ahmed Lo moom mës naa ko dégg bu ma wax daal di ne waa ahlu biddaa maanaam loolu nag lu yàgg la maanaam ñoom noonu la ñuy fonctionner wahabi yoon noonu la ñuy fonctionner waaye loolu li muy metti nit ñi dañoo dëkkoon ak ñoom toléré leen maanaam di ñii di ci sédd ak mbokk ñii di ci sédd maanaam ak wóllëre ñii di ci sédd yu bari yoo xamante ne seeni kilifa seexoon nañ ko borom yoon wi seexoo ko kilifa waa yoon wi kon bu tolérance di am mooy ñi ñuy tuddee ay mushrikoon ñun ñii diñu tuddee ay jaamukatu xërëm diñu tuddee ay jaamukatu xabru diñu tuddee ay ahlu biddaa maanaam tur wu ñaaw woo gis rek maanaam ñu tuddee ko nit ñu tuddee nu ko waaye teewul nit ñi di jëflanteeg ñoom di demanteeg ñoom ci rafetal ak sàmm kóllëre xam ni diine ji lañ seq te it rafetal gi moo gën a ñaawoo waaye yow da ngay gis ni da ngay jàpp ni rek boo ñëwee ci dëkk comme ñun suñu dëkk yi ñu nekk rek fépp la nag ci àdduna fépp fu wahabisme dugg rek ci àdduna rek maanaam day xool structure yi nga xamante ne moom la ñu organiser mu jéem ko daaneel pour mën ko jël Sénégal ci lim tombe mooy turuq yi la tombe maanaam nga dal seen kaw ñu tàmbali di woote seen woote boobu ñu woote di ko woote nga ko yow plusieurs yàgg na nga koy woote nit ñi bàyyi la ci loolu yi saa sax mu am ay ñoo xamante ne seen xol daa tàng ñu nangam ak nangam waaye dañ leen di toléré waaye yow nga continuer yaakaar ni ñooñu maanaam ñoom liñ nekk amuñu pas-pas wala liñ nekk dëggul ci ñoom wala ñemewuñ yow ngay def lu ne wahabi yoon yi seen pépinière yi ñuy recruter université Dakar man université Dakar def naa fa daanaka juróomi at sax waaye jumaa jooju man fa laa doon jullee bis bu nekk fa laa doon jullee maanaam fa laa doon jullee àjjuma it amoon naa mbokk taalibe yoo xamante ne dañoo sax bàyyi woon jumaa ji ndax li ñuy dégg lim leen naqari waaye man dama doon wax sama xel rek daal ne julli jumaa de jarul sax may génn université bi di dem point dafa julli moo tax mosuma sax jullee point yépp université Dakar laa ko doon jullee ndax di déglu li ñuy wax maanaam ni mu ñaawee ak ni mu mettee ci jullit boo dëkkal waaye am na ci yoo xamante sax bu màggal sax fekk naa fa màggal goo xamante ne àjjuma ji ko jiitu maam xutba bi ci daje màggal yi lañ ko defoon bu gàmmu gi moom kenn du ko waxaale maanaam daanaka daal xutba bi daal maanaam ci dajale ay jullit ñoo xamante ne ay horizon diverses lañ jóg yow da nga jàpp ni rek mooy dal ci ñoom te université boobu moom mooy cadre boo xamante ne mën nga natt wahabisme ci ñàkk xajoo maanaam man fekk naa fa suñu mbokku tijaan yoo xamante ne ci biir jàkka ji lañ doon wasifa dañ leen a génne foofu dañ leen fa génne ndeysaan ñoom diggante pavillon D ak benn ruq am na foo xamante ne fajar gi fa laa leen doon romb ñuy wasifa te jàkk jooju ñëpp ko bokk waaye maanaam tellement que dem nañ ba nangu jàkka ji te moomuñu ko de tabaxuñu leen ko de mais dañ dem ba nangu jàkka ji ba def foofu pépinière jàpp ni ñoom maanaam ñàkk xajoo kenn mënuñu xajoo kenn ñeneen ñi ñoo leen toléré mais ñoom mënuñu toléré kenn te loolu moom la ñuy doxee ci àdduna bi yépp dëkk boo dem rek wahabisme dugg fa rek am na problème yooyu maanaam ñoom dañuy jàppee nit ñi ay éefar lañ leen di jàppee te jàpp leen ñoom nit ñooñu xamuñu diine ñoom dañ leen a war a jàngal diine te ñoom base yi ñuy teg diine yàgg na ci divergence imam Malik daawul déggoog imam Shafi Hanbal ci ay question waaye saxaaba yi sax amoon na seen biir mais ils avaient du respect entre eux respect lañ amoon seen biir daawuñ dégg ci ay diggante ay question ci ay masala daawuñ ci déggante mais dañu amoon respect kenn gisul ku ci kenn wax ñii ay mushrikoon lañ
mais vocabulaire bi nga xamante ne moom la wahaabi yoon fu ñu dem ci àdduna fu ñu mën a dem vocabulaire boobu lañ yow taxé nit ñi génne leen ci diine taxé leen de ay bidaakat taxé leen ay éefër mais comme nitu tasawuf yi ñoom ay nit lañ yoo xam ni maanaam jàmm daal la ñuy séq ak nit ñi ñoom tasawuf loolu mooy force am loolu mooy dooleem looloo tax sax doole boobu noonu ak miséricorde boobu ñuy am ci doomu aadama mooy tax sax liggéey bi ñuy mën ñeneen ñi sax duñ ko mën parce que ñoom approche bi ñu am pour mën a soppi nit ñi sax li ci l'islam di avancé lu mel ni Sénégal rek wan na approche boobu noonu mooy meilleure approche bi parce que nit ki boo ko bëggee dimbali da nga koy ëmbal yërmaande ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dox ak mbindeef yi maanaam yërëm leen xam ni moom dañ ko wàccee ngir miséricorde léegi nag wahaabi yoon yii nii bu nit ñi deful ndànk dañuy victimiser wu wane ni ñoom dañ leen a xatal dañ leen a kenn xatalu leen ñoom ñoo xatal seen bopp parce que mënoo dëkk ay nit benn kër sax boo ci dëkkee nit yéen ngeen dëkk ci benn kër saa boo xëyee lépp loo buub ci mbalit këpp ko bu dana am jamono boo xamante ne dana jàkkaarloo ak yow kon loolu ñoom problème bi ñoo am jafe-jafe ndax mënoo nekk foo nekk ci àdduna am fa jafe-jafe boo demee ci dëkk tubaab bi ñu leen di napp pour jàpp leen parce que fu ñu nekk rek désordre lañ fay indi woote wuñ pour diine c'est un désordre en fait même dans les lu tax tey jii Ben Salman bëggutul dégg loolu parce que xam na ni wahaabi waxuma sax Salman pour défendre ko mais xam na ni lii c'est une tache noire sur l'islam en fait mooy tache bi gën a mag ci l'islam seeni moroomu jullit la ñuy rey fi mu ne li ñuy rey ci àdduna bi yëpp ay jullit ñoo ci ëpp statistique yëpp loolu la joxe parce que jàpp nañ ni ñoom ñoo nekk ci kuréel bi nga xamante ne ñooy war a gindi yeneen kuréel yi ñoom loolu lañ jàpp en fait boo waxee ñu ne la tawhid alquran wa sunna mel ni ñoom tawhid ak alquran ak sunna dafa nekk lu bees nit ñi xamuñu ko wala jànguñu ko wala dañ leen a war a yeesalaat ñoom fekk ñoom li ñuy woote du diine c'est pas de la religion en fait munoo nekk ci dëkku tubaab bi ñu leen di fichier di leen jàpp nga dem say dëkku jullit ni yoom nga am ak ñoom jafe-jafe fépp fuñ nekk rek dañuy am jafe-jafe parce que ils sont intolérants ils ont la haine par rapport ak yeneen nit yi loolu nag moo indi jafe-jafe bi ci jamono bii ñu toll ils sont intolérants seet leen rek ay ils jettent de l'anathème sur yeneen nit ñi di leen takfiir di leen génne ci diine di leen taxé ay jaamukatu xërëm yor diine joo xamante ne même ñi dul jullit sax ñeme bu ñu ragalee l'islam sax en partie loolu ci la bokk fii da ngay waxtaan ak ay tubaab yoo xamante ne xamuñu diine l'islam mais pour ñoom ils arrivent pas à comprendre violence bi nit ñi di véhiculer parce que ñoom jafe-jafe boobu lañ am mënuñu dëkk ak kenn en fin de compte su fekkee mënoo dëkk ak éefar yi mënoo dëkk ak say mbokk jullit bu mujj gi dañ naan yow yaa sikk effectivement ñoom ñoo am jafe-jafe mais kenn terelu leen ñu def seen daawa defal sa daawa mais mënoo di def ay daawa di xas ay nit kenn boo waxee ñu ne la boo waxee tawhid nit ñi ku nekk nit ñi kenn gënu leen gëm yàlla ku juddi ci diine ñu tuddee la turu diine ngay sa dund bi yëpp nga sàkkoo ci diine kooku nit ñi gënuñu laa gëm yàlla mais dañ naa la Sénégal boo fa nekkee boo tuddee tawhid boo tuddee alxuraan ak sunna am ñu am jafe déedéet alxuraan ak sunna yàgg na Sénégal tawhid yàgg na fa du tey c'est que nit ñi loolu lañ dul comprendre dañuy bëgg nit ñi ne leen yéen par exemple maam El Hadj Malick Sëñ Touba maam Abdallah Niass ñooñu li ñu nekkoon du nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam maanaam weddi leen ba pare nga bëgg ni da ngay composer ak ñooñu léegi nag dafa am lu bees ci mbir mi maanaam li leen ñenn ci ñiñ dëkkal di leen doon leen muñal ñooñu dañoo dem ba mënatuñ leen muñal loolu mënatuñ leen koo muñal ndax munoo tey jii nii munoo gis nga nekk wahabi yoon nekk biir Touba ñu toléré nga am fay intérêt ba pare di leen tuddee ay ahlu bidda yow boo nekkee ci benn dëkk mu nekk titre foncier nga ne ñii
maanaam dañuy jaamu xërëm mu jaral la su àjjuma jotee nga tëj sa bitik dem jullee ji Mbàkke mais faut pas commercer là-bas parce que ñi lay jaay ay ëllu bi daa lañ ñi xaalis bi ngay lekk loolu moo lay wan ni ñii ils sont même pas conséquents loolu nag c'est le wahhabisme wahhabisme moom lu ko arrangé rek yow boo nekk ci benn dëkk bu mel ni Touba nga ni yow da ngay xas waa Touba dañuy jaamu xërëm ay xabru la ñuy jaamu ay bokkaalekat lañ mais loo fay def loo fay investir da ngay génn dem parce que yow ñi lay jox xaalis ak ñi lay def lépp ñooñu ngay traité de ay mushrik di leen traité ay xubóor yoon ñooñu seen alal ñoom ngay commercer kon donc boo fekkee am nga benn logique maanaam da ngay génn dëkk boobu loolu moo lay wan ni wahabi yoon yi dañoo c'est-à-dire logique guñu dans leur démarche maanaam ñoom seen intérêt kese maanaam li leen neex rek lañ xam intérêt kese beneen bi ci topp mooy loolu nag état bi moo war a jël mesure te loolu démb li communiqué ministre de l'intérieur bi génne ça va dans le bon sens en fait Sénégal xamuñu lenn li xamuñu violence te confrères yi nekk au Sénégal mais c'est des soupapes de sécurité en fait c'est des soupapes de sécurité léegi wahhabisme moom fu mu mën a dem rek les forces organisées pour mu mën a imposer dafay daaneel force yooyu loolu lay bëgg su dee état da koy bëgg a daaneel da ngeen di xool actualité bi yeneen région yi te ñoom musiba lañ ci réew en fait baaxuñ ci réew parce que li tax baaxoo ci réew mooy képp ku ma nuróolu rek maag yow mënuñu bokk jataay ab dëkk dañ fay nekk ñi nekk chrétien ñi nekk séeréer ñi nekk joola ñi nekk wolof ñi nekk pulaar ñi nekk murit ñi nekk tijaan ñi nekk laayeen ñi nekk lépp mais dañuy cohabiter mais non doo xajo kenn ku la wax nga ne ko kii bidaakat la mushrik la kii yàq nangam ak nangam c'est ce qui fait que problème bu fa am ñoom ñooy entier responsable en fait parce que mënoo dëkk ak nit pendant plus de 50 ans wala pendant plus de 30 ans nga koy xas te man lii dama ko dund di radicaliser ay nit ay xale yoo xamante ne da nga leen di gis très jeune innocent fréquenter leen yor yeneen idée di taxer nit ñi lu ne di wax nit ñi wax yu ñaaw yoo xamante ne koo dëkkal rawatina sa mbokk jullit sax doo ko wax loolu mais ñoom jàppewuñ ñeneen ñi jullit pour ñoom ñooy le seul groupe boo xamante ne tey jii bu yàlla woote woon ñoom ñoo koy wuyu loolu ñuy wax naan ay tawhid la dañuy wax rek loolu ñuy wax naan ay alxuraan ak sunna dañuy wax rek boroom xam-xam yi ak nit ñi ak l'islam yàgg gu mu yàgg nañ am ay divergence en fait yàgg nañ am ay divergence yu mag mais dañ doon am respect profond nit ki nag boo amul respect ci moom ni mu gisee pourquoi lu tax ngay jàpp ni moom dina am respect ci yow ni nga gisee yow respect par exemple du question sax ay pas-pas ak yooyu parce que question de vision la ñoom nii la ñu gisee diine ils sont libres ñeneen ñi nee la ñu gisee diine ils sont libres mais non ñi gisee ñëpp ñi giseewul ni man maanaam nekkuñ ci dëgg ñoom loolu mooy seen pas-pas te ñooñu dañ leen a war a soumettre heureusement que ñu nekk si dans un état boo xam sax c'est organisé mais beneen pays bu ñu nekk on les chasse dañ leen di dàq en fait dëkk boo dem dans le monde fu ñu jaar ci dëkk bu ñu amul doole violence verbale la ñuy utiliser bu ñu amee doole dañuy jàpp nit ñi te benn ambition rek la ne mooy le pouvoir politique moo tax am na yu bëri yoo xamante ne am na but bu ñu viser heureusement que Sénégal sax ñoom seen stratégie bi ñu amoon Sénégal c'est à l'échec en fait pour le moment c'est à l'échec parce que tarixa yi ñu ngi gën di am doole contrairement ak foofu sax li may ma dugg fa mooy benn koo xamante sax bugguma koy di tudd parce que dama yàlla baal mais j'ai du mépris envers lui maanaam parasite la quoi en fait parce que boo naan tey jii nii danxoo bi dafa dox de telle sorte que nit ñi ils sont à 6% que tarixa yi commerce bee doxul ba taalibe yi joxeetuñu mais loolu li koy weddi mooy xam nga tey jii yoonu murit bi ma xam jël ko yoonu murit
sëñ Abdou Lahad bi mu fi nekk année 80 ay chantier bi gënoon mag ay 1 milliard la donc taalibe bu ñu joxewul tey chantier yi gën a mag ci yoonu murit université la te ça fait 37 milliards chantier yi gënoon mag mooy Massalikul Jinaan ça fait 20 milliards cela veut dire que su fekkoon taalibe yi duñ joxe kon bu fekkee taalibe yi joxeetuñu kon yenn chantier yi yoon yi di mën boo demee Tivaouane ñu ngi tabax juma dañuy dajale 1 milliard et quelque boo demee Medina Baye foo mën di dem cela veut dire que li ñuy wax naan taalibe yi joxeetuñu loolu en fait nit ñi loolu lañ bëgg te ki wax loolu vraiment man du ma perdre temps ci moom parce que vraiment c'est un parasite en fait parasite la en fait parce que parasite weesuwul nga ne daawa bi depuis 90 ba léegi mi ngi dox ñiy woote daawa nekk nañ 6% mais bu ñu nekkee 6% alhamdulilah ay jullit lañ contrairement à ñoom ñun ñi nekk ci mbirum tarixa on les prend on les suñu mbokk jullit lañ leen di jàppee duñ leen jàppee ay mushrikoon duñ leen di jàppee ay éefër ñoom ñoo ñuy jàppee éefër mais ñun duñ leen jàppale éefër que ñoom seen nombre di gën di bari jullit di gën di bari sant dañuy sant yàlla parce que l'islam moo ci am doole mais boo toogee ne tarixa yi sëriñ si joxeetuñu parce que day décliné wu tarixa ban tarixa mooy décliné wu yoonu murit Touba rek laay joxe exemple en 1965 Bourgade la woon la Touba il moo nekk la deuxième ville du Sénégal avec 1 million d'habitants bu dee chiffre rek ak statistique la ñuy jaay beneen bi ci des Touba li mu mënoon ay années 80 ay années 60 mais tey lañ ko gën a mën wala à des dimensions yoo xamante ne mais c'est extraordinaire parce que nit ñi yoonu murit ñu ngi engagé ay chantiers yoo xamante ne c'est des ay 20 milliards la 35 milliards tey jii nii kër jumaa yi ñuy tabax Mbuur di ko tabax Masalikul Jinaan di ko tabax Njenne di ko tabax fu ne c'est des centaines de milliards investissement yi tey la gën a am doole murit yi tey su fekkoon dans le Bawol lañ nekk ils sont partout au Sénégal et dans les plus grandes villes et même dans les capitales occidentales ay kër Sëñ Tuubaa fa France gii nii Sëñ Saliou jëlee na fi kër goo xamante ne mi ngi ko 3500 mètres carrés la kon donc ku toog naan yoonu murid dafa am déclinaison beneen bis topp nag boo naan tarixa yi dafa am décliné mooy que xamoo sax information yi xew même dans les études les plus poussées dañ ne monde bi ñu toll nii c'est un monde communautaire c'est les communautés qui dominent en fait loolu dernier rapport américain bi NIC loolu la wax kon donc loolu nit ki toog di ko wax loolu c'est en fait ñooñu jaruñu sax tontu moo tax bu ma gisee mbokku taalibe yi di agité wu naan tontu leen diw ñooñu jaruñu tontu parce que ñooñu c'est des en fait ay parasites lañ en fait c'est des opportunistes yoo xamante ne à chaque fois benn affaire am dañ ciy profito mais c'est des opportunistes donc loolu jarul tontu parce que loolu chiffres yi ak réalité ak faits yi ñoo koy weddi parce que bu doon ci tarixa post déclin lañ nekk Touba 5 millions presque 4 millions ñoo fay daje chaque année la ville de Touba mi ngi ci presque 12 000 hectares en termes d'extension spatiale beneen bi ci des mooy dans toutes les grandes capitales du monde murid am nañ fa ay kër Sëñ Touba par exemple man tarixa murid ma xam Tidiane sax waxaale moom boo demee tey jii boo demee Nigéria waa kër Maam Abdoulaye Niass Cheikh Ibrahim Niass il a des centaines de millions de talibés xam nga kuy toog naan poste tarixa lañ nekk loolu c'est même les études les plus poussées américaines ni ma ko waxee sànq dañ ne le monde actuel c'est un monde communautaire même France bi mu bëggee changer démarche am en Afrique il est obligé de composer avec les communautés religieuses en fait loolu la ambassadeur France bi def parce que xam nañ ni le monde penche vers ay communautés loolu nag comme le monde penche vers les communautés loolu dafa fekkoon ñun ñu jiitu ci bu yàgg léegi nag ce qui dérange mooy le fait que tarixa yi nekk robuste au Sénégal te enraciné au Sénégal nga xam ni en fait malgré les millions et des millions des centaines de millions investis par l'Arabie Saoudite au Sénégal pour appuyer la da'wa wahhabiste les confréries sont restées robustes le message par exemple ñun bi ñuy jàng école man bi ma njëkkee sol bàyyi laxaat dugg école am ceetaan laa doon def dañ ma doon seetaan sama collège mais nga dem université Dakar
demal dans les écoles dans les écoles privées dem dans les collèges dem mais da ngay gis ni mbir mi dafa tas am partout au Sénégal bu fekkoon tey jii Paul Marty dafa bëgg fa waxoon ni ouais les mourides il faut les mourides yi ma xam quoi en fait il faut les cantonner dans le Baol et dans le Kajoor c'est un échec loo xamante ne tubaab yi leen ëpp pexe foofu ëpp leen moyen Arabie Saoudite il a investi beaucoup de moyens au Sénégal pour appuyer le dawa et partout ailleurs dans le monde les confréries sont restés robustes parce que li tax ils sont restés robustes mooy ñii li ñuy def nii yàlla moo tax ñu koy def yàlla moo tax ñu di ko def donc loolu daf lay wan ne rek benn parasite buy wax loolu jarul tontu jarul naqarlu jarul merlu parce que li muy wax c'est d'autant plus que ki koy wax sax moom franchement kooku jarul tontu daal jarul nekk di yàq sa wax naan da ngay laaj koo xamante ne lépp lu mu wax du dëgg en fait c'est avéré que c'est un menteur en fait yow boo toogee tey jii li dañ ne jullit mën na naan sàngara jullit mën na mais jullit du fen un musulman il ment pas kon donc yow boo toogee di wax yoo xamante ne xëy na waa Muslim Pro ñooñu nga xamante ne mooy suñu mbokk wahabi yi ñoo bëgg en fait maanaam pousser débat bi maanaam ubbi ay feu contre feu li ñuy wax mais le débat c'est en fait débat bi du loolu débat du ay tarixa yi dañuy décliner wu que sëriñ si joxe wuñ wax naa fii léegi projet yi nga xamante ne yoonu mu song na ko université bu 37 milliards su fekk loon taalibe yi joxe ko kon kon ñooñu cela veut dire xam nga kañ la doon wax ni déclin am na ci tarixa yi mooy ñu song projet boo xam mënuñu koo daaneel loolu mooy problème bi en fait mais taalibe yi wala nga am ay données yoo xamante ne nga ne tey jii ni taalibe yi joxoon nañ temps sëñ Muntaxa année bis topp mënuñoo joxe sëñ Muntaxa nangam ak nangam wala nga ne tant de taalibe murid ñoo màggal si woon wala nangam ak nangam loolu noonu la ñuy nattee ci lu am objectif ak loo xamante ne lii c'est sérieux mais yoonu murid boo ko nattee 1960 nga natt ko 2020 da ngay xam ni wax dëgg fa yàlla alhamdulilahi rabbil alamin yoonu boo demee kër ma Cheikh Ibrahima Niass pareil boo demee Tivaouane pareil boo demee Layène pareil parce que kër yooyu noonu li ko sanc maanaam dafa am maanaam nit ñi dañuy fàtte li sanc kër yi ci suuf au delà que mu nekk message boo xamante ne message spirituel la parce que ay nitu yàlla la woon ñoo xamante ne seen dund gépp dañ ko jaay yàlla seen lépp dañ koo jox suñu boroom yàlla nag buy fay noonu la mel bu lay duma it noonu lay mel léegi nag débat bi du loolu débat bi xam nga lan moo tax wahabi yooni xajoowuñ ak kenn lan moo tax xajoowuñ kenn fu ñu dem am fa jafe-jafe ku la yaatal dëkkam nga nekk fa am fay intérêt investir fa chaque jour boo xëyee xas leen chaque jour boo xëyee wax leen lu ñaaw pourtant ñoom ñu ngi muñ toog jàpp seen jàmbur maanaam jàppale rek jullit xam ni njaboot gi daal nga xool njaboot gi ni leen sëñ bi uufee bu dee Touba sëñ Muntaxa uuf leen ñëpp ñu uuf leen yow nga war a xool say mbokku taalibe ci say mbokku jullit ci ba mais yow jàppewul sax jullit mu jaral la nga fay commerce mais le vendredi nga tëj sa juma nga tëj sa place daal dem jullee ji Mbàkke mais ni nga waroon def mooy nga génn dëkk ba ni sëñ Moustapha Sall di wax da ngay dem sanc beneen dëkk parce que sëñ Touba moom ni Yonent bi saa sallam defoon la def Yonent bi saa sallam ba mu xamee Màkka dañ ko faa bundu xataal daa buub ay bagaasam ya suñ boroom jox ko ndigal mu dem Madina Sëriñ Touba ba mu jógee moom ba xam ne am na lu mu bëgg dafa ne si feet barab yu xumb yépp da koo bàyyi daal dem ci àll bu kenn nekkul muy Touba gii mu toog fa nag taxawal fa li mu fa war a taxawal loolu mu fa taxawal nag moo dem ba jur lii ni tey jii ni ba nit ñëw di fa barkeelu yow bu la neexee mën ngaa bañ a gëm tasawuf bu la neexee mën ngaa bañ a gëm li Sëñ Touba woote waaye jàppal sa mor sa njàmbur ci ñoom comme ni ñu jàppee sa mor sa njàmbur parce que man wahabi yooni rek laa gis maanaam duñu jéem a woo ñeneen ñi dul jullit ci jullit rek la ñuy dal même ñi gën a ñi nga xamante ne ci seen biir ñoo gën a radicaux seen biir li ñuy def jullit yi ñoo ci gën di loru ñoo ci jullit ñoom daal dafa mel ni maam seytaan daf leen yabal pour ñu yàq rey jullit yi maanaam pour ñu tas jullit yi bu ñuy wax lu bon jullit lañ koy wax bu ñuy
teg ay luy rey ay nit biir jullit ñoo ci ëpp tax nañ l'islam kenn ñemeetu ko ci àdduna boo tuddee l'islam sax ci ñu dul jullit sax dañ lay xoolaat parce que en partie tubaab bi saay-saay nañ de mais en partie ils sont responsables lii l'islam nekkee ci biir jamono te loolu nag dañ ko layoog suñu borom moo tax suñu borom mën ni nattu leen indi leen ku mel ni MBS seen financement yi di dagg amatuñ financement te benn idéologie boo xamante ne nit ñi ñoo yàkkamte rek buñ muñee tuuti maanaam lu ñuy fàttaliku la parce que wahhabisme li tax mu développé ci àdduna pétrodollar yi mu àndal kese la woon saa buñ téye financement yi da ngay gis moog yeneen idéologie moog yeneen idéologie ñoo yem histoire ci àdduna kon donc loolu jarul naqarlu jarul metti lu juste que ñoom bu ñu victimiser wu parce que ils sont les premiers responsables fu ñu mën a nekk mënuñoo juma université bi doy na exemple mboolem ku fa jaar nekkoon ci tarixa di fa yëngu daan fa jullee àjjuma da ngay dem man dama daan dem di déglu discours yi mais c'est infernal en fait c'est infernal duñu attaquer rek dénonciation à un moment donné te ñi ngay dénoncer tu les considères comme ay mushrikoon nga leen di jàppee kon donc loolu moo lay wan ni la ñii nii dañu am jafe-jafe dëkk tubaab bi mënuñu faa nekk bu ñu fa nekk tubaab bi dañu leen wër di jàpp parce que dañ leen wër di leen jàpp bu ñu nekkee ci dëkk jullit yi c'est pareil xajoowuñu kenn ci àdduna boo waxee nag ñuy victimiser wu ne nangam ak nangam c'est pas ça en fait le problème mooy ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp parce que mënoo fekk ay nit ci diine ñu doxal diine am nuñ ko déggee nga weddi liñ weddi lépp weddi mazhab bi weddi tasawuf maanaam remettre yow jàpp ne yow nekk doctrinaire boo xamante ne yow say référence rek ku ci doxul rek yow nekkul ci diine duñ ahlu sunna c'est-à-dire c'est des wahhabiyoon tout simplement parce que sunna yàgg na ci kaw suuf te nit ñi se respecté mais problème bi l'islam am ci siècle bu mujj bi ak bi ci topp nii mais c'est wahhabisme la moo jur musiba yi bari boo ko xoolee topp ko ci wahhabisme la juddoo dëkk jullit yi am problème yépp ci côté boobu ci foofu la jógee en fait kon donc c'est heureusement que Sénégal suñu borom mi ngi ñu musal boobu ba léegi nañu sant yàlla te góorlu ñi nekk murit fexe xam sëñ Tuubaa li mu digle ñu nekk ci ñi nekk tijaan fexe xam li tijaan di jàngale ñu nekk ci loolu rek mooy li sax ñi nekk leneen fexe yow ki nga topp li mu woote lan ak lan la nga xam ko te di ko jëfe te wahhabisme moom donc wahhabisme moom day mujj jeex tàkk dafay naax saay luy jeex la parce que comme financement yi ñi ngi raar amatul ci loolu la ñuy mujj parce que li ko téewoon leen kese la woon mooy pétrodollar yi kon ne bu ñu wootee xam-xam nag léegi nag bu fekkee ne dañ ne ñu xam-xam débat bi da xam-xam kese la nit ñi ils sont ça fait plus de 5 ans ou 4 ans yoo xamante ne ils débattent avec les gens ils débattent mais jëlewuñ ci ndam mais léegi li ñuy def mooy làqatu ci gone yi nga xam ni ñoo nekk ci internet bi ñu nekk li ci ëpp ñu nekk à l'extérieur nekk ay Italie nekk États-Unis nga xamante ne ils font 15 dañuy saaga ci ginnaaw ñooñu la ñuy làqatu di jaarale seen message mais loolu du ak ragal la daal du ñeme loolu du ak ragal la du ak ñeme donc loolu moom jarul naxarlu relais yi ñu am léegi maanaam relais yi ñu am mooy ñi nga xamante ne dañoo nekk extérieur nga xamante ne dañuy saaga jël ñu baax ñu tedd ñooñu di ci teg lu ñaaw loolu jarul naxaru parce que dañ ne deru gaa yu baax yi dañ koo tooke kooku ku koy def tamit da nga koy bàyyi ak moom rek mu continuer ak alkoom mais yow mi nekk murit fexeel xam nan la sëñ Tuubaa bind ak nan la daan yaree nga jaar ci mu am sëñ Tuubaa lim nekkoon nga jéem koo dund maam Alaaji Malick pareil Cheikh Ibrahim Niass pareil maam Abdallah même koo ci jël ci nitu yàlla yi yow bu fekkee ci moom nga nekk da ngay fexe xam moom lan la digle woon ak lan la nekkoon nga jéem cee nekk loolu moo am solo mais wahhabi moom c'est de l'histoire ancienne te loolu xippi leen di xool parce que Sénégal seen stratégie bi c'est voué à l'échec pouvoir politique bi rek moo leen dese woon te ñi ngi ko doon ràbb
c'est un échec te loolu rawuli bët moo tax Sénégal nit ñi nañu sant yàlla bu baax parce que jéem nañ ba sonn parce que dañ ko def ay relais nit ñi da ngay am na yoo xam ne sax doo ci mën a àgg waaye da ngay bàyyi rek nit ñi di dox di gisal seen bopp mais liñ bëggoon amuñu ko c'est un échec munoo c'est un échec contrairement nag ak ñeneen ñi ma doon tudd sànq mooy parasite ou trompeur yi nga xamante ne ñoom sans internet ils allaient pas exister moo tax ñuy inventé di ut ay titres yu nekk nit ñi di leen woo di ñuy créer ay contre-feu loolu amul solo li am solo mooy nit ki li muy defal boppam diggam ak yàlla loolu moo am solo mais doo génnee nangam ak nangam ak nangam non waxaab bi li waxaab boo ñuy def di victimiser wu wala ñuy def ay contre-feu li gën mooy jub ak jubal te rafetal sa ni nga dëkkaale ak nit ab yéefar sax boo dëkkee ak moom bon voisinage sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ci doon insister ba ñu yaakaar ni faratale ci ñoom da leen koy faratal loolu dafa bokk ci règle de courtoisie maanaam nit ki loo gëmul bàyyi ko ngëm-ngëmam yow gëmoo moom li mu gëm moomoo diine ji te ñii nag bu fekkoon ñi ñuy tuddee ay mushrikoon ak yooyu topp nañ leen ci seen logique kon Sénégal tàkk na bu yàgg parce que ñii dañoo am esprit de dépassement mën a muñ ba pare jàppee leen ay julit xajal leen mais heureusement que xajal boobu ñu leen xajal nag suñ borom ci la leen di sàmme waaye du yii ñuy def façon politique bu nekk def nañ ko jël nañ ay bourse jox ay xale ñu dem jàngi ñu tabaxal leen di financer ay dëkk di ubbi ay daara fu mujj investissement bu leen xaalis bi ñu leen jox yëpp taxul les confrères sont plus que robustes tey lañ gën a dëgër tey la seen pas-pas gën a wóor donc te ñoom amuñu benn investissement amuñu benn financement yow ay pétrodollar nga jël ñu investir beaucoup de milliards def ay projet dem ci ay dëkk former ay xale lu ne nga def ko ñii toog seen dërëm ak seen ñaar dërëm ci lañ dajale ci lañ tabax Masaalikul Jinaan ci lañ tabax Jumaay Tuuba ci lañuy sumb université te ay dërëm ak ñaar dërëm ak ñetti dërëm moom lañ dajale teew ay investissement nga am boo amuloon ay financement néeg sax doo ko am bay am juma bay am jàkk kon donc modèle yii nii daf leen waroon a servir mais dañoo jàpp ni comme les confrères sont les seules forces organisées au Sénégal nañ leen daaneel wala nañ leen topp di leen def nangam ak nangam pour loolu moom c'est peine perdue boo xoolee yoonu murid à l'exemple rek yoonu murid kese boo ko xoolee ni mu juddoo ba fi mu egsi tey jii nga xam ni lii li ko téye leneen la dul ay pexeek ay programme ak yooyu xam nga ñi dañu am ay programme daawa di financer toog di xalaat di teg nangam ak nangam loin de là maanaam mbiru yàlla nag noonu la mel da ngay mel ni lu mu organisé wul fekk suñ borom organisé ko ba waajal ko ba mbirum sëñ Tuubaa nag noonu la mel kon donc loolu rek laa amoon lu may jottali sama mbokk yi mooy wahabi yoon yi bu leen may ñuy victimiser wu parce que ils sont les premiers ils sont responsables de ce qui se passe dans ce pays wàllu diine ils sont responsables violence bi nga xamante ne ça profile à l'horizon beneen bi ci topp nag même buñ taale ay contre-feu ay nit yoo xamante ne ay c'est des parasites bëgg a profito tarixa yi déclin la tarixa yi déclin bu dee déclin yëpp comme yu tarixa yi la mel alhamdulilah rabbil d'autant plus que études yu gën a poussé wax nañ on tend vers un monde communautaire en fait kon donc boo naan déclin la da nga waroon dem ay études yu poussé nga dem xool ko par exemple Touba 1965 ñaari quartier ñoo fa amoon Touba mosquée 1 Daaru Xuddoos tey Touba toll na ci ëpp ñaata millions d'habitants la ak extension yi mu am loolu moo lay wan ne lii bu dee côté màgg bu nekkee déclin en 2021 bii ñu toll la projection yi 1990 doon projeté Touba pour deuxième ville du Sénégal avec population boo xamante ne matu sax 500 000 habitants donc investissement yi partout dans le pays ñëpp teg nañ seen bët donc màggal gi rek mën nga ko jël comme nattuwaay kese comme paramètre boo toog ne
taalibe amatuñ te taalibe yi tey lañ gën a mën a tabax ay tey lañ gën a mën a investir tey lañ mën a def sàngam ak nangam xam nga da ngay wax di nax sa bopp wala ngay waxal ñoo xamante ne ñii seen gis-gis dafa gàtt. kon donc li may tëjee daal mooy nañ sax ci li yàlla digle nekk ci Serigne Touba ni mu bëgg taalibe mel ko le reste nag moom tubaab yi jaar nañ fi ñeneen ñu dul tubaab yi jaar nañ fi teewul suñu tarixe yi ñi ngi fi nekk soupape de sécurité du pays bu coow amee ba mu tàng bu ku nekk di daw sëñ Mountakha moo génn fay coow li. kon donc ça c'est des soupapes de sécurité te soupape de sécurité yi nag état bi moom état bi la war a gën a interpeller état bi moom la war a gën a interpeller maanaam mu xam ne soupape de sécurité yi nii moom moo ko war a gën a téye parce que tubaab yi waxoon nañ ko de tubaab yi waxoon nañ ko bu seen rapport yi. kon donc na nit ñi dal jàmm moo mës a am Sénégal mais nag booy woote jàmm nag day fekk yow nga jiitu ci munoo def vocabulaire boo xam lexique la bu existant xale yi nga formé di tifaare nit ñi di leen xas di leen taxé de lu ne nga dem ba affaire bi ëpp la loxo parce que dafa commencé di ëpp loxo nga naa jóg victimiser wu wala naa jóg woote sérénité wala jàmm soo ko bu yàgg nga ko waroon def en fait bu yàgg la ko waroon def parce que en partie c'est lui le principal responsable en fait moom mooy principal responsable. kon donc man loolu laa amoon lu may jottali mbokk yi am na ñoo xam moom wax dëgg fa yàlla jaru son di leen tontu naan murid yeeg borom xam-xam yeeg borom xam-xam murid am nañ beneen jot li sëñ Tuubaa bind dafa bari torop ñu war koo traduire tas ko ci àdduna tas message de l'islam à travers l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. donc les chiens aboient, la caravane passe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.